ñu bañ ko bàyyi ak ñooñu parce que bu fekkee ne la case de Birama brûle yow nga ne sama bos lakkagul mag ñi dañ doon wax ne ñax gu wow mën naa lakk sax ñax bu tooy te bu tooy daa jàppoon ne moom du lakk donc encore une fois yooyu yëpp pour revenir à ta question Khadija ñun bu ñu sañoon ñëpp bokk jàpp nañ ne discours bi ñu am sénégalais yi ñoo ngi koy dégg jàpp nañ ne it li ñuy def pour sénégalais yi ñoo tax ñu koy def ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokk donc kenn bañ a bokk wala keneen bañ a bokk li ñu gëm mooy Sénégal mandat boolewuñu ak moom taxawaay moo ñu boole ak moom bëgg moo ñu boole ak moom nekk sénégalais boo xamante ni jàpp nañ ne tey war nañoo sonn ngir Sénégal moo ñu boole ak Sénégal donc loolu moo tax ñu jàpp ne encore une fois du aubaine comme ni nga koy waxee ndaw ñi ñu àndal on va saisir toutes nos chances ak mag ñi nga xamante ni aussi yéene nañ ñu amee seen kàddu fële ci pencum ndawu réew mi. incha allah Fatou. gis nañu coalition Yewwi Askan Wi sànq Khady mi ngi koy wax ñu sursoir à la manifestation bi ñu waroon amal tey mais naka nga jàngatee doxalinu coalition Yewwi Askan Wi jëm ci marche rassemblement ba ci concert au casserole bi nga xam ne c'est la deuxième phase ak ndax waxtu wi ñu toll combat yu mel noonu ci processus bi fi mu toll war nañu ko amal fii ci Sénégal. am nga Sidi Lamine Niass yàlla na ko suñu borom dolli yërmande daf doon wax lu am solo. daf doon wax ne nit ñi nañ leen di bàyyi ñuy wax seen xalaat ndax suñu leen teree ñu wax seen xalaat mën nañoo jëf seen xalaat te su boobaa day gën a métti suñ ko waxul dañ koy jëf donc loolu moo tax bu ñuy wax liberté d'expression suñu borom moom moo ñu ko njëkk a jox moo ñu njëkk a jox liberté waxuma la sax d'expression mais la liberté de croire et de ne pas croire donc xam nga loolu moo gën a kawe nit ñi wax seen ressenti wax li ñu xalaat ñu war a am ay jotaay yoo xamante ni il faut que ñu dellu si ci mooy li war a république am xam nga la politique sax dañ ko inventé pour xeex violence la politique dañ ko inventé société humaine daf ko inventé pour xeex violence bi politique amee rek la violence war a dàqu mais nag sous toutes ses formes violence dafa bëri ay formes dafa am une violence physique moom la ñuy mujjee gis mooy nit ki egg ci nit ki dafa am une violence morale te boobu it gis nañ ko ci espace dafa am une violence symbolique dafa am sax une violence psychologique mooy bi nga xamante ni léegi ñoo ngi koy tàmbalee gis mooy ma wuuteeg Fatou Abdou ne dinaa ko xor ñoññal wala ma xoqatal ko ba dootul am fitu wax li mu xalaat loolu moo tax ma jàpp ne rassemblement yi am na solo war nañu continuer di xalaat ci nan la ñuy def ba nit ñi li ma gënal sax mooy ñu fexe am ay mécanismes yoo xamante ni nit ñi dinañuy am mécanisme de prévention ak de résolution des conflits ba nga xamante ni du ñu egg ci cëppaandaw bi maanaam fi nga xamante ni point de non retour lay nekk donc sunu société war na def ay jéego yu mag ba nga xamante ni ñii nga xamante ni dañuy dem ba bàyyi ba artu jot te mënoon nañu àtte balaa ñuy artu ñu mënoon nañu artu avant ñuy àtte ñu fexe ba am ay kuréel yoo xamante ni dinañuy am solo ci di artu bu baax donc rassemblement yi effectivement jàpp naa ne mënoon nañ ci bañ a egg su fekkoon ne li ma njëkk a wax ci sama prise de parole def nañu ko mooy encore une fois la direction des élections liggéey bi mu war a def ci gunge mu def ko le conseil constitutionnel aussi ñu bàyyi di ko digg rek ci wàllu élection parce que ñooñu ñëpp ña fa nekk dañ fay nekk 12 mois sur 12 365 jours askanu Sénégal di leen fay ngir ñuy taxawu Sénégal mais mënoo rek bu fekkee ne élection jot na ci lañ lay dégg ba pare ñu dem ba am benn rupture de confiance boo xamante ni am na moo tax ñun dañuy proposer une haute autorité de la démocratie boo xamante ni ay nit yu indépendante lañ fay teg yoo xamante ni dinañu mën a saytu lii nga xamante ni mooy coow ci wàllu élection ci Sénégal ba nga xam dinañ ko mën a régler définitivement ba nga xamante ni fantasiro bi dootul am rayante bi dootul am bot diwante bi aussi dootul am loolu moo tax man aussi damay réitérer ne dafa am une régression démocratique mooy Macky Sall amul woon droit dellu si ci loo xamante ni acquis démocratique la woon par rapport ak président Abdoulaye Wade bi ñu toll ci 2011 mooy mu jël élection yi ci Ousmane Ngom jox ko Cheikh Gueye qui était une autorité indépendante ñu am ñu génnee ministre en charge des élections mu régler élections yi ba nga xamante ni acteurs yi seen xel daloon na ci donc boo ñëwee ñu am acquis bu mel noonu waroo si dellu si waat d'autant plus que aujourd'hui la personnalité bi nga xamante ni moom la ñu tabb muy Antoine Diome dafa am ay suspicion yoo bëri yoo xamante ni dal na ci kawam lu jiitu ñu ko jox ministère bi mooy déjà bi muy jiite CREI yi Aliou Ndao ko jiite woon waaye dafa mel ni moom moo jiite woon CREI yi te substitut la woon am ci taxawaay boo xamante ni ñu bëri ba ñu tëjee Karim Wade dañ ne moom moo tëj Karim Wade
ba ñuy annoncé liste 25 personnes yi Antoine moo toogoon donc ñu jàpp ne bi mu ñëwaatee ci nu mu tuddati fii Khalifa Sall nekkoon ki nga xamante ni moom moo doon saytu li nga xam mooy alalu Sénégal donc moom aussi bi mu ñëwee foofu tamit dañoo gis ne li dal Khalifa Sall daf ci am rôle bu mu ci joué donc tey jii mu ñëwaat nekk ministre de l'intérieur ñu gisaat taxawaay boo xamante ni dafa mel ni dafa jéggi dayoo par rapport ak li ñuy xaar ci ministère de l'intérieur moo tax man dama bëgg ñu am un grand ministère de l'intérieur en charge de la sécurité publique boo xamante ni day saytu la sécurité des personnes et de leurs biens ñu génn fa tout ce qui est élection jox ko des personnalités indépendantes gën a dooleelaat Sénat gën ko yeesal ñu liggéey ak cette autorité de la démocratie ba nga xamante ni ces questions yi nga xamante ni pour man c'est des questions élémentaires primaires primitives ñu mën ko régler définitivement ba nga xamante ni coow yu mel nii dinañ ko dépasser définitivement. Il y a plusieurs formes de violence aujourd'hui au Sénégal. Déjà, dañuy wax sax ne l'opposition s'oppose à l'opposition. Et ça fait parfois la une des quotidiens yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi. ku ci mel ne yow à un moment dañu doon adulé soo waxee ñu tàccu dem nañu benn instant beaucoup de critiques déjà naka nga dundee loolu mais aujourd'hui souvent ñu taxé yenn politique yi que ne dañuy opposé wu à l'opposition loolu également nan nga ko jàngatee. waaw mooy li ma wax léegi ci Mame Abdou Aziz Sy Dabakh dafa doon wax lu am solo daf ko théoriser mooy l'éthique dans le désaccord même bu ñu wuutee xalaat war nañu am benn éthique boo xamante ni moom mooy tax ñu sauver l'essentiel qui est le respect mutuel mooy que mën nañoo bañ a wuute noo xamante ni moom la ñuy amee gis-gis approche bu ñuy am par rapport à un problème su problème amoon fii tey ñun ñëpp mën nañoo bañ a wuute xalaat ci mbir mi waaye ñun ñëpp dañuy nangulante ne suñu yitte mooy émission bi egg ñun ñëpp Sénégal ñoo ko bokk moo tax ma ne amul monopole ci wàllu bëgg réew mi li ma jàpp mooy ñi def ba juum sax am nañ circonstance atténuante waxuma nag ñi nga xamante ni ci seen bakkan lañ ko teg waaye am na ci ñoo xamante ni mën nañ leen dogul ngànt jàpp ne dañ doon def ba juum donc pour revenir ci loolu mooy man critiques yi li nga wax ne nan laa dundee critiques yi nga xamante ni am na fu mu jóge mais jàpp naa ne taw féex la ci ndaw mu jóg ci réew am tàllal loxoom am lu mu bëgg am ñu taxaw di ko artu mooy ñooñu wane nañ seen yéene ci ne yow kat bëgguñu nga juum yow kat bëgg nañ fi ngay teg sa tànk nga xam ko yow kat bëgg nañ nga taxawaay bi nga xamante ni moom nga taxawe woon moo tax je l'ai reçu positivement ba pare loolu moom mooy defar sa carapace loolu moom mooy tax aussi nit ñi xam ne